Monsieur le vice-président de la République de Gambie, cher grand frère Mohamed Diallo, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire exécutif du secrétariat sénégalo-gambien, Secretariat of the Senegalo-Gambian Secretariat, directeurs généraux des the agences en charge de la Director promotion des Generals of the investissements Trade and Investment Promotion de Gambie et Agencies du Sénégal, of the Gambia and Senegal, Messieurs les directeurs généraux des the agences, Director Generals Messieurs, of Mesdames les membres the du secteur agencies, privé, honorable members of the private sector, formels comme informels, whether you are in the informal sector or in the Chers formal invités, sector, distinguished invitees, Monsieur le vice-président, Mr. Vice President, gannaaw bi ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp apart from greeting all those who are present dañuy here doore today, suñu wax ci gërëm we leen ci would want to tertu start ngeen ñi tertu by fii ci Gambie thanking you for the honor you have bestowed us muy here in the ñaareelu Gambia, tertu ci the visit, diggante ñaar and fukki fan this is the second visit, waaye muy tertu boo xam ne dafa but feddali then this visit is diggante significant ñaari réew yi between the two countries. nga xam ne And, frontière you know, between the two countries, làkk gu ñu jëlee feneen rek moo ko def the ñaari réew borders and the Waaye languages boo ko that we xoolee ci inherited divided into xool two, ko ci but diine yi tradition. xool ko ci population yi And if you look at the population mënu ko dynamics, xàjjali def ko ñaari réew nobody can divide the two countries. ñu am mbégte teew fii ci We li are ñu dajale here today ndax li ñu dajale ñaar la to talk about two issues. Benn We are bi here for two issues. li ñuy Number def one, ëllëg ci secrétariat what permanent bi am we would do diggante at the Gambia ak level Sénégal of the Senegalo-Gambian Permanent Secretariat, waaye but then, dañoo jiitaloon li ñu dajale tey but ma what jàpp brings ni ci li us gën a am solo la here today, I believe, is of Ndax- significant importance ay réew because, you know, countries, politique xàjjaneel neen ba politics can divide them ngàndaay jóg ci to the extent of waaye ay réew other issues happening. But Business then, for the ak countries, commerce business ak investissement and trade dajale and leen investment brings them jubóole leen together ba ñu mujj a nekk sax so that ay ensemble yu am at doole the final analysis they can Kon, be strong yoon blocks. bi gën a gàtt So the shortest ci andi way jàmm to ak get ci to saxal peace, jàmm to ensure waaye that ak ci peace gën a is dëgëral showed, ay relation and but we will day strengthen jaar ci the réew relationship yoonu commerce has to go through trade and business. boo jëlee lu mel ni Union européenne If you look at the European Union, ñëpp xam nañ ni xeex yi gën a everybody métti ci àdduna knows that the ñu tuddee ko biggest guerre mondiale. fights in the world, known as the ma nga World dooree Wars, foofa started in the te European ñaari réew countries. yu ko doon And di ko the sumb two countries who highlighted ñoo this, who wëlbatiku. spearheaded this, taxawal li ñuy tuddee tey Union européenne te li ko lay liy the laytaay bi yëpp ones who put in place the European mooy Union, commerce and the ci li jëm underpinning ci factor charbon is trade of ak coal yeneen source d'énergie and other sources of energy. kon So therefore, ba ci wàllu culture talking about culture, lay gën a jegele réew yi what brings wala peuple together closely, yi bokk na closer, ci commerce bokk you na talk ci about trade lépp lu jëm ci économie and all issues bokk na ci li jëm ci relating to investissement. economies and investment. ba làkk yi ñuy làkk sax Even the languages that day am we toujours speak, there is liy always yóbbaale làkk yi what will ba tax ñu gën a spearhead mën a the tasaaroo languages. day I mean, ànd ak ñaare commerce It wala diine also goes with trade kon and suñu dajee business. fii tey So our meeting here ci today ñaari réew yi nga xam ne benn la daanaka in two countries which War a in final waxtaanee li jëm ci analysis économie. are one, to War a talk waxtaanee about li jëm ci economy, commerce. to talk about waaye trade, war a waxtaane ci li jëm and ci also to investissement talk nga about xam ne moo yor économie moo yor investments, commerce which tamit is the backbone of the economy naa ni lu and am trade. solo la. So in view of the above, Loolu tax I ñu believe amoon- that this is significant. So ñu defoon ko farata teewe this fii is why we pour hosted gën a feddali the second solo edition gi ñu here jox with ndaje a yu mel view nii to showcasing Li nag di such ñaareelu édition meetings. bi. This is the second edition Lu am of solo. the forum. It's commendable. ñu ne édition bi dañ ko teg This edition ci thématique gu has as its ñuy theme def ba harmoniser harmonizing li nga xam ne mooy of environnement des affaires friendlier business li ñuy def ba environment. lépp All that lu- we are doing, li nga xam ne moo wër all dem that we beeg are dikk bi
doing ak jëflante bi ci wàllu commerce économie ak that investissement underpins trade, ñu fexe ba economy, niroole ko and diggante investment, Gambie that ak we have to Sénégal. harmonize this between the Gambia and loolu Senegal. This, boo ko jëlee ci ensemble yi ñu bokk in the final analysis, if you look En at it tant from a global qu'Africain, perspective, Pan-Africain, dañuy as njëkk a wax Union African africaine. and Pan-Africans, we have to Union talk about africaine African yaatu na. Union first. You know, the Boole African réewu Union Afrique yépp is daanaka. vast. The idea is to bring together espace bu yaatu boo all xam ne nu mu the yaatu African yaatu countries in a big ci 30 space, millions de kilomètres carrés more than 30 million Jiit yi square kilometers. dem nañ ba jàpp The ni heads of states war nañu fexe ba have harmoniser deemed it necessary ba to ñoŋal harmonize lépp loo xam ne dafa jëm all issues ci lu permettre relating that would enable Afrique doon benn marché Africa to be a single looloo market. andi ZLECAf bi nga xam This ne is why réew the Afrique yépp signé nañ the ko ba mu des benn AFCTFA, fi mu toll nii all African countries with the exception ñu ñëwaat of nag one. Now, ñun ak Gambie bokk we li nga xam and ne the CEDEAO Gambia, we all are part and parcel of muy réew yi nga xam ne ECOWAS. Afrique sowu jant ECOWAS, these lañu dajale. bring together countries in the western part of Africa. muy espace bu yaatu it ci This 6 millions de also kilomètres carrés is a 6 million Waaye réew yi square ko bokk. kilometer space. ba fi ñu toll nii For the time Muy- being, and currently, fukk ak juróom benn réew réew yëpp we daje have bokk ni dañu war a def 17 benn marché unique countries who have decided zone to intégrée. set up a ba lépp integrated loo zone, xam ne luy a single luy jafeel market, dem so beeg that dikk bi la ci nit ñi any things wala that dem beeg dikk bi ci njaay wi nañ ko teg relating, all the Dem sax ba obstacles ne should be dañu war a am tarif overtaken. extérieur commun We even talked about mooy ñu creating bokk a lu ñuy common appliqué ci lépp external loo xam ne ci tariff, douane la mainly jógee to feneen fu dul harmonize zone boobu, all dugg ci issues suñu relating réew to yooyu. customs when it comes to goods coming from other areas into ñu our ñëwaat nag zone. bokk yeneen ensemble Furthermore, ndax bi ma fii we ñëw have participated in other fora jamono yooyu weesu because andi woon mooy not long OMVG. ago I nga xam came ne here to attend the réew yi OMVG nga xam ne meeting. ñoo bokk These are countries ndax yàlla day that share common boole nit ñi yenn heritage saay par because force. God brings together people par sometimes force by bu dee ci nit force. dañ naan doo tànn say mbokk Well, people say tànn you say cannot waajur. choose your waaye bu relatives. dee ci état dañ But naan doo then, tànn sa dëkkandoo When it talks about waaye states, léeg-léeg yàlla boole you leen ba cannot pare choose your neighbor. But sometimes God boole brings leen loo you xam ne together pour ngeen gérer ko so faw rek that ngeen dégg you can manage bokk the na ci nag lu affairs. mel ni So, dex yi for example, fleuve yi the fleuve Gambie lands, the fleuve Casamance, rivers, the Casamance River, bokk nañ ko the Gambia River, diggante Sénégal ak Gambie it's moo our tax heritage between Senegal and the Gambia. Sénégal ak Gambie ñoo And daje this woon is ci why jamono Senegal and Gambia met daa di at that xool nu time, ñuy defee ay charte see how they can come up with a charter, rataxal nu ñuy bokk gérer fleuve Gambie see dem how nag together we can Guinée-Bissau smoothly manage ak the Guinée-Conakry Gambia River. ñëw yokku Thereafter, ci. waaye Guinea-Bissau booy seet and statut ba léegi Conakry Sénégal joined ak Gambie the ñoo ci nekk. OMVG. But if you look Doo at ko the status, it doo ko is xool. Senegal Moom and lañ the ci bind. Gambia who moo tax established jàpp the naa ni monsieur le OMVG. vice-président bu So, ma ko waxee Vice président Adama President, bokk na ci li ñu war a the President, Mr. yeesalaat Barrow, mooy texte yooyu nga xam ne bi ñu koy we signé yàgg na lool should look at the texts because these texts have been signed Ñu a ñëwaat long nag time ago. yi may wax ni Furthermore, yëpp dama jóge ci li gën a yaatu Union africaine this ñëw is- ci CEDEAO ñëw I've ci talked OMVG about a broader waaye aspect, ñu am nag suñu AU, secrétariat permanent boo xam ne loolu ci ECOWAS, bilatéral la but diggante then Sénégal we ak have a Gambie bilateral institution, the Secretariat between the Gambia and yàlla Senegal. def nag As God will wish, 2011 ba léegi in 2000, from 2011 muy fukki at to date, ak namely ñett 13 years now, secrétaire permanent boobu the dajeetul woon permanent secretariat pour li nga never xam ne met ñu war a xool la càmbar with ko ci a diggante bi view to looking at gën what koy saytu, can be done gën koo rataxal and to mën koo saytu. smooth it so that we'll be able to all kon tey benefit bu from ñu ñëwee it. daje fii So ci Banjul today, our meeting here in ci cadre Banjul, boobu within that framework, dañ koy sant yàlla waaye di ci we would like delloo to jukkal thank ñaari njiitu God. réew yi But then muy son excellence le we président will have Adama to Barrow commend ak the son two excellence heads of le state, président Bassirou Diomaye President Diakhar Faye Adama Barrow and President Bassirou Diomaye Faye. waaye dinaa ci But then, please allow féliciter me tam to congratulate Monsieur le also vice-président, the ndax moo vice njëkk a jël president initiative. because he was the one who mooted the Jokkoog ñun. initiative. He sat dañu with dañ us bëgg a ñëw Ndakaaru ci and visite de travail said bi we mu would ñëwee like def to nañ come fa to ñaari fan Dakar yoo xam ne on a walking visit. ci la ñu This waxtaanati took lii lépp 2 days, and during those def 2 ko ci days, ndigalu we président Adama discussed Barrow
about this ba jàpp ni matter, nag balaa at bi President di Adama Barrow jeex was faw duly rek informed, and that before the end of the year, let us try and bring together the community to relaunch the ideas that are beneficial to both of us. kon daje tey bi nga So xam ne today's meeting ci forum bi la bokk. is part and parcel of the Trade Investment Forum. So Autorité gambienne I would like to congratulate the Gambian authorities. I would like to congratulate the conveners, APIX and JIPA. Féliciter tamit And also, I would like to congratulate the diplomatic representatives les deux secteurs privés and the two private sectors of both the Gambia and Senegal. dama wax léegi ni ñaari réew yi du ñaari réew benn brothers and sisters. I just said that these two countries are one and the same. jëflante bi So ci wàllu commerce dealing war na doon loo xam ne da koy firndeel. on trade and business should be diggante between 2001 since nga 2001. xam ne bañ ko xayma nee nañu 92 milliards de francs CFA lañ ko xayma woon. It was initiated with 80,000 CFA francs. That is to say, trade between the two countries. And 2023, we are talking about 100